xëccoo mbàlloo ginnaaw xar-xarale gi nga xamante ni am na ci diggante leader yi naka noonu sax élection locale 2021 naka démb moom mi nga xamante ne moo di Aline Armand Diouf di leader ci ñi nga xamante ni bokk na ci ñi xëccoo Thiès zone nord daal dinay amal niki démb am ndaje de remise nag daal di fas yéene nag dëggal boppam samp na nam bu baax a baax ci élection locale 2021 yi ci loolee sax moom mi nga xamante ni nag moo di Habib Kane di kenn ci ñi nga xamante ni nag ci leader yi la moom it daal dinay ñëw niki démb ci bis bi nag daal di fas yéene nag dëggalaat boppam ci candidature am nag fas yéene nag daal di taxawu Armand ci li nga xamante liggéey bu rafet boobu nga xamante ni moom lay amal ci loolu sax moom Habib Kane lim ñu xamal mooy du ànd ak ki nga xamante ni moo dafa ragal naka noonu sax moom Aline Armand Diouf moom nag Habib Kane lim ñu daal di xamal moo di dëkk ci dëkk bi ba pare ba defar dëkk bi naka noonu sax moom mi nga xamante ni nag moo di Habib Kane mi ngi xam ne ne nag kuy dimbali maire soxla woo maire ci loolee nag muy xam ne ne noonu la Aline Armand Diouf nag daal di doxalee ci loolee sax moom mi nga xamante ni moo di Habib Kane mi ngi daal di xam ne ne nag dootuñu nangu benn yoon ki nga xamante ni moo di njiitum réew mi Macky Sall wala sax bokk Idrissa Seck daal di leen ni mën ci leen loo xamante ni safu leen li leen ñor naka mooy di région bu Thiès li leen ñor mooy doxal ko li leen ñor naka moo leen lu dul askanu Thiès kay. Asalaamaaleykum mbokki taax kaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant di nuyu kilifa yi fi teew yëpp di jiital si nuyoo bi président Habib Kane di nuyu tamit suñu xarit yi nga xam ne teew nañ fi ñëpp muy Pape Doumbia maître Ousmane Diagne ak ñeneen ñi nga xamante ni xëy na ñu ngi fi bari nañu mënuma lim ñëpp di wax ni ki ñu fi tax a ñëw tey muy Armand Diouf Aline Armand Diouf Armand yaakaar naa liñ fi dégg tey dal na xel lii wane na ni jubóog say mbokk rek moo neex parce que boo gisee tey waa taax kaw yëpp génn ngir sa jëmm ji yaakaar naa ne li muy wane bari na kon nag ñu ngi leen di wax tey yéen waa taax kaw ni am ngeen doom ju am qualité doom ju am fulla doom ju am fayda chaque jour buy dox du dox lu dul luy doxal askan bi yàlla def na nag lii ñu jëm 2014 man ak moom ñoo bokkoon coalition bu ñu àndee woon dem ca muy coalition booloo defar Thiès ndem si yàlla fa Mamadou Dieng jiite woon ko tey ñu àndaat dem fu mel noonu Armand fii laa lay wooye ci kanamu caméra yëpp nañu àndandoo nekk benn ndax ñu mën a jële fi lii fi nekk parce que ku ne xam na ni Thiès Nord doxul man naa la wax lenn rek am na ay projet yu bari yu fi am ñu koy wax Promoville ak yeneen jaar na fi est-ce que taax kaw bale bénéficié woon na ci benn mètre tali amul kon yooyu yëpp li ko waral nga gis lampadaire yi fi am gisoo ko ci dëkk bi kon yooyu yëpp tax na ngeen war a jël seeni matukaay voteel seeni doom ndax ñu jële fi lii ndax li ngeen bëgg ñu defal leen ko kon yéen waa taax kaw maa ngi leen di gërëm di la sant encore une fois di woo sama xarit sama doomu ndey Armand Diouf nañu àndandoo nekk benn ñun ñëpp ndax lii fi nekk ñu jële ko fi je vous remercie. asalaamaaleykum mbokki taax kaw maa ngi nuyu képp ku ma fekk ci jotaay bi di nuyu suma xarit àndandoo suma compagnon Habib Kane may nuyu invité de marque yi ma fi fekk ku ci mel ni suma xarit ñoom maître Diagne Jagawaat di nuyu ñëpp ñi nga xamante rek fekk naa leen fii di nuyu vraiment suma frère Armand di ko félicité ci mobilisation bi ma fi fekk di ko félicité ci courage am di ko félicité ci constance am di ko félicité ci taxawaayam ci côté Habib Kane parce que Armand dama ko fekk muy ànd ak Habib muy ànd bu sincère muy ànd bu dëggu mu ànd bu wér je pense que tey ànd yi dañoo jafe léegi donc su ma gisee tey ma ñëwaat tey fii ci koñom fekk ñu taxawal lu mel nii ñu ne Armand moo koy jiite damay def lu dul rek di ko félicité di ko ñaanal di ko wax ni yoon wi dina metti yoon wi dina jafe waaye nag àdduna moo bindoon noonu dara warta yomb tey nag dama kontaan trop parce que dafa am ci yeneen yoon yi ñu nekk sinon dama doon nekk ak moom ba ñu gën a guddi mais tey kontaan naa trop di ko remercier encore une fois ci marque de sympathie bi mu am ci man jërëjëf. Merci.
ku lim da ngay juum mais ñi fi fekk ñëpp maa ngi nuyu ku ci nekk ki ci gën a mag ba ki ci gën a nekk xale. suñu teewaay tey fii nag li ko waral mooy Arma ci Habib Kane laa ko xamee mais dama dem ba am na lu may séq ak moom loo xamante ni Habib Kane du ko yëg ba pare comme ni nga ko waxee sànq Arma nekk nit koo xamante ni nit ku dëggu nit ku engagé parce que damay wax ni des fois man je respecte les personnes qui sont engagées parce que engagement yombul am na ñoo xamante ni bu leen yàlla mayee tuuti daraja ña ñu dëkkal dootuñu leen faale da ngay gis koo xamante ni dafay juddoo ci quartier bu mel ni Taaxi Kaw wala quartier bu mel ni R100 gële nga xamante ni ñun fa lañ jóge mu nekk ay quartier yoo xamante ni ay quartier yu metti la ay quartier yoo xamante ni lu bëri loo xamante ni nit daf koy soxla ci ay jumtuwaay pour dund amu fa des fois mu nekk ay quartiers yoo xam ni amuñu école bu baax école primaire bu baax nekk ay quartiers yoo xam ni amuñu CEM bu baax nekk ay quartiers yoo xam ni amuñu tali yu baax nekk ay quartiers yoo xam ni amuñu poste de santé yu baax souvent quartiers yoo xam ni dañu nekk dans l'insécurité amul éclairage public bu baax souvent quartiers yooyu des fois diñ fa gis ay nit yoo xam ni suñu fa juddoo souvent seeni waajur sax dañuy nekk ay nit yoo xamante ni ay nit yu néew doole la ñuy doon mais bu leen yàlla mayee teraanga dañuy jóge ca quartier yooyu dem wuti yeneen quartier yi nga xam ni dañuy jàpp ni quartier yooyu moo gën a nekk ay quartier résidentiel Arma nag loolu dalu ko parce que fi mu juddoo màgge fa yaroo fa ba tey fa la nekk di investir ak waa gox bi su ngénte amee mu dem bu céet amee mu dem bu desee amee mu dem donc moom laay wax souvent nit ñi man leen c'est-à-dire que faut pas que ngeen di topp les politiciens professionnels politicien professionnel mooy kan mooy ki nga xamante ni dafay toog Ndakaaru su élection jotee mu gàddu saagu xaalisam commencé ñëw ci kuréelu jigéen ñi ni day def ay financement ñëw ci ASC yi ni day def ay financement commencé di séddale ay 10 000 ak ay 15 000 pour nit ñu vooteel ko su ko defee ñi nga xam ni dañoo gaaw a fàtte te dañuy fàtte démb ñoom dañuy fàtte lépp li nga xamante ni Arma Diouf defaloon na leen ko démb yéen waa Taaxi Kaw dañ leen di ñaan bu leen def loolu su ngeen demee bay voté bu ngeen demee bay choisir un maire na ngeen xool ñi mel ni Arma Diouf nga xam ni guddeeg bëccëg yéen ak ñoom yéen a nekkoon ngeen choisir leen ñu nekk seeni représentant appel bi may lancé mon ami et frère Arma Diouf nag mooy lii rek c'est-à-dire suñ ko waxee ni ko waa radar rek ak waa Taaxi Kaw mën nañ ko fal pour mu nekk maire loolu dañ koy nax ku ko wax ni ko waa radar ak waa Taaxi Kaw mën nañ ko fal mu nekk maire dañ koy nax ñi ñu am en face muy la coalition présidentielle dañoo nekk ñoo xamante ni ñu am une machine électorale très huilée ñu am doole am xaalis donc ñooñu tey jii bu ñu leen fi bëggee jëlee pour teg fi ñu mel ni Arma Diouf il faut que ñu dem dans de très larges coalitions ki fi jógee léegi muy Pape Doumbia nee na dafa bëgg maire mon frère Ndiaga mu ngi ci coalition notre frère de Pastef aussi mu ngi ci coalition bu mel ni Yewwi Askan Wi nga xam ne tey jii ñun fa la ñu nekk fële ca zone est donc il faut que nit ñi ku ci nekk ca gox ba nga nekk ñu jéem a def ay mbooloo yu mag àndandoo yéenante jàmm bu ko defee lii fi nekk ñu mën ko fee jëlee indi fi ay nit yoo xamante ni di ñu mën a doxal mbir yi pour que askan wi gën mën ci gis seen bopp. parce que di leen jox ay 10 000 ak di leen fayal facture courant di jënd ay ordonnance loolu poos yu nit manu ko li ngeen di def mooy da ngeen di fexe ba li nit ñi bokk ngeen mun a am dispensaire yu baax seen doom yi bu ñu bëggee jàng mën a jàng suñu bëggee am fourniture. dootuñu fi nekk di dem di wooyi Arma Diouf wala Habib Kane parce que tout simplement ñi ngeen di teg ci maire bi dinañu mën a indi ay fourniture yoo xamante ni dinañ ko mën a jox xale yi. guddi na toogaay bi yàgg na xëy na li ñu bëggoon a wax sax ëpp na lii mais encore une fois waa Taaxi Kaw loolu laa leen di wax man kat su ma jugee woon fële ca R100 ñëw fii ci Taaxi Kaw naan leen damaa bëgg ngeen fal ma yor sama xaalis ngeen bàyyi fi Arma Diouf ni da ngeen may fal dinaa xam ni yéen du ngeen ay nitu dëgg donc su ngeen demee bay choisir leen seen doom ki ngeen dëkkal
nga xam ni même bu nekkee maire bu nekkee ministre bu nekkee président de la république su ngeen ko soxlaa di ngeen mën a waaxu dem këram fekk ko fa. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di souhaiter bonne chance à Arma Diouf parce que xam naa ni bis bu amee ndam waa Taaxi Kaw dinañu am ndam ñu ngi leen di gërëm di leen sant. niw yoo abitan yow saf nga ñoo yaay bayu Babacar sunu waay séddale nga li nga moom Chirindi Sini sunu waay séddale nga li nga moom niw yoo sunu waay ji saf nga ñoo yaay Habib lii mënuñu ko bañ a def ki nga xamante ni benn maala lay dégg muy maanaam ak jàmbaari sëñ Babacar ji le moment offert au sur les gendarmes Fawatou Farma Diop Bakar ak Daraman aram lo kuma Thiam Habib vous avez la parole. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di wax ni li fi Arma am laa fi am parce que ñoo bokk li ñuy def kon waajur yi mu fi am maa ngi moom ko bokk damay nuyu sama xarit yi ma fi àndal ñoom Abdourahmane Waaj ñoom Elbias ñoom Njobo Saw ak la presse bi nga xam ne tey ñoo jàkkaarloo ñun ñoom Chérif ak ñi ci des ñëpp maa ngi leen nuyu ak Mbaye Sall di nuyu aussi sama frère Pape Doumbia di nuyu les responsables politiques yi nga xam ni ils sont déjà présents nekk ci différentes partis di wax ni kon ne ko sama nijaay waxee sànq Ousmane Diagne maître Ousmane Diagne di nijaay ci man di xarit ci man ñu bokk liggéey bi ñuy def kees ñor ñu bokk yoon di nuyu sama frère Ndiaga Wade fi sama nijaay commencé daane lay laay yëkkatee guddi na li ñuy def nii ci fourniture bu dul élection bu dul dara dañ koy def ndax 2014 ba léegi ñu ngi koy def te mosuñu ci arrière kon jàpp naa ni bis bee jot ñu koy def bu tombeek leneen mu fekk wacc rek daa fekk mu wax cee bopp waaye tey dañoo am Thiès mu ñor ñu lii tombeek lii xew ci jamono muy élection locale yi ñëpp di jëmbat dama ne man duma ànd ak kuy arrière ndax benn président la am benn bailleur muy Serigne Babacar Sy man lu ma mel Serigne Babacar lu ma am Serigne Babacar su ma taxawee ba mbooloo wër ma Serigne Babacar kon su ma waree falu Serigne Babacar ku ma àndal booy falu Serigne Babacar lu ñu am Serigne Babacar kon yaakaar naa ne lu ma gëm la moom lay doxee dama ne ba ñu sampee 2014 ba léegi ànd ak Arma nekk sur le terrain di liggéey na benn responsable politique ci Sénégal taxaw ne mës nañ koo bind soutien ci li ñuy def pour dimbali askan bi benn bailleur la ñu am benn partenaire muy Serigne Babacar 2014 dañoo commencé def benn 2015 mu indi ñaar 2016 mu indi ñett ba fi ñu toll muy yokk ba askan bi di ci gis seen bopp yaakaar naa ne lii may joxe nii fukki élèves lañ ko doon jox wala fukki élèves ak ñaar tey yaakaar naa ne am nañu fit ba song naa dañuy jox 15000 élèves kon bu ñu amee xalaat dara ne dañ koy yaakaar ci ñoo xamante ni mos ñu ñoo jox wala dañuy xëccoog ñoom loo xamante ni dañ koo war a séddale te jàpp ni dañ cee war a am cër dama ne Sénégalais ni ñu yeewu tuuti l'histoire dans le Sénégal dañ ne kii fii notre premier président muy Léopold Sédar Senghor kenn xam na ñëpp xam nañu Senghor li mu jëriñ Sénégal sur le plan national international suñu jàngale histoire Sénégal dañ naan kii fii notre premier président ñu Léopold Sédar Senghor Senghor kan la bokkaloon jamono ñi nga xam ni juddu nañu gisuñu leen juddu gëm leen am doom tuddee leen ma cité ci ñaar ñu ñëpp ràññee muy Serigne Babacar ak Serigne Fallou Mbacké ba Serigne Fallou génnee muy 1968 la génn àdduna Serigne Babacar génn àdduna 1957 ma judd ci seen ginnaaw am doom tuddee keneen am doom tuddee ñu dem seen xabaru di ñaan mu dàq suñu ne gën koo sedd ñuy déglu di ñaanal di nangu suñu ñaan bu àjjuma jotee ku ci nekk boo taxawee ci télé bi di nga gis oto yi la romb kii naan na maa ngi ziyaare ci Sëñ Fallu kii naan maa ngi ziyaare ci Serigne Babacar
dama ne Senghor mi génn àdduna barki dem moo Njaay kan moo mës a dégg ni maa ngi ziyaare ci Senghor kenn du ko dégg bu ko njabootam ñaanul wala jullit toog ci siyaadam julli ñi yàlla na yàlla déggal néew yëpp Senghor du am ñaan ñu du am kenn ci ñun ndax du suñuy waajur te Senghor fa mu mujj fa la Macky Sall di mujj fa la Abdou Diouf di mujj fa la Abdoulaye Wade di mujj ku ci sa njaboot ñaanalul doo dem fi doo jot ci ñaan kon ñun bu ñuy xeex nañu xeex suñu pouvoir spirituel muy dëgg dama ne bisum penc bu ñu bëggee yàlla jugal ñëpp àjjana yàlla na àdduna bi mujjee ci l'islam te jàpp naa ni yàlla dinañ ko defal tey nag lii ñu jëm di ko jawarloo ñu moom ko muy nos localité moi j'ai toujours dit à haute voix Thiès ñeenti maire la ñu am dama ne kuy dimbali maire soxla woo maire te Arma dafa bokk ci appareil bi dimbali maire yi muy le réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès muy réseau boo xamante ni jàpp naa ne képp ñëwul bokk na ci parce que réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès ñun ñëpp ñu bokk ci yam kon tey bu ñu taxawee dañoo war a taxaw ak suñuy frère non nekkuñu fi pour di dàq kenn nekkuñu fi pour di xeex kenn dañ fay nekk pour defar suñu dëkk te jàpp nañu il est temps que cette jeunesse defar Thiès muy ñu toog fii Arma ak ses frères ñi nga xam ne ñoom Birame Souleye ak ñoom Ousmane Diagne et cetera jàpp naa ni bu yàlla dafay jàmm yéen cette jeunesse ngeen d'accord ci ce dynamique là ñu ànd ceeg yéen amoon na écart xeexuñu le président Macky Sall xeexuñu le président Idriss Seck je dis que Macky Sall c'est le président de tous les Sénégalais aujourd'hui on parle de localité on parle pas de Sénégal notre combat c'est Thiès nañ ko téer suñu bopp su jotee ñu war ko tendre la main en tant que président de tous les Sénégalais on va céder pour lui tendre la main pour travailler pour le développement de cette ville s'il s'agit du président Idriss Seck le moment venu pour que ñu ànd ak moom teg ko fañ ko war a teg jotagul Thiès ñu ñor te on est en phase de localité et duñu nangu Idriss Seck wala Macky Sall quiconque parmi eux de décider à notre place c'est cette jeunesse là qui va décider cette population là qui va décider la coalition c'est la population et c'est cette population là mooy en même temps vous les journalistes on vous attend accompagnez nous pour que cette localité ñun ñu jël ko cette jeunesse là mën ko gérer suñu bopp je vous remercie. asalaamaaleykum mbooloo mi. maaleykum salaam. maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci sa tur sa sant di rafetlu jotaay bi di gërëm ñëpp ngërëm loo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yam ndax temps dafa cher jamono ji ba koo may ci sa temps lu mu tuuti war nga koo sant gërëm ko ci li mu la teewal kon nag jaa ngeen jëf wax ji nag mën naa bañ a gudd. Arma candidat. 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 Validé. wax ji mën naa bañ a gudd parce que ñi ma jiitu ci kàddu gi wax nañ fi lu am solo loo xamante ni mënuma wax lu ko ëpp bu yamoon ci sant ak ngërëm ci teewaay mi rek jàpp naa ni la mission a été accomplie mais mënuma taxaw fii jël kàddu te defal lu ma mention spéciale koo xamante ni sama mag sama xarit koo xamante ni moom ma tette lu ma xam moom la lu ma am moom la tey muy sama xarit Mbaye Fall dëkk fii Mbaye Fall lu ma mel moom la parce que moo ma fekk sama kër ba may xale dugal ma ci politique moo ma fekk sama kër ba may xale dugal ma ci culture kon tey lu ma am dama koy sant moom Mbaye Fall organisation bii ngeen gis Mbaye Fall moo ko def ànd ceeg samay rak samay jarbaat samay ñëpp da daan xëy këram 7 heures du matin wàcc 18 heures mais imam tey dafa xëy 7 heures wàcc 11 heures ni ma wàcc na te yaa ma jaral may wàcc heure bi ndax sa bis moo tax kon nag loolu bu amee dinañ taxaw wax ko ba nit ñëpp xam ko beneen bi
ñi sant sunuy wayjur bu baax dama ci ñëwaat parce que saabu du fóot boppam ñi ma jiitu ci kàddu gi wax nañ ko ginnaaw bu ñoom Mbaye Fall pare ànd kook As Babacar Diouf sama xarit sama mag sama lépp dafa feebar nekk ci régime mais depuis 2 jours 3 jours mi ngi Thiès uniquement pour man ñoom bi ñu ma jëlee def ci man li ñuy def ci man moom Mbaye Fall muy ànd ak ay pambaay ma ngay jàkk Kader waa JAT d'une manière générale dañu maa jël jébbal ma sama xarit sama frère taalibe Serigne Babacar Sy muy Habib Kane ñu jébbal ma ko teg ma ci ay loxo may ànd ak moom am na ku ko wax léegi nee na sa diggante yow ak président Habib Kane samedi ak dimanche la mais ma leen di wax lii ci gàttal rek sama diggante ak président Habib Kane lu ci nit wax rek la nga umpale moo ëpp solo téeméeri junni yoon du ma ko sant nag parce que ci mission la nekk te xam naa ne ci mission la nekk du ma ko gërëm it dama koy ñaanal suñu borom li nga xamante ni moom la bëgg ci xolam suñu borom yàlla na ko defal ci barke Serigne Babacar Sy parce que Habib tax na Thiès Habib Kane tax na Thiès fu ma neex taxaw Habib Kane tax na man Thiès fu ma neex dugg bureau bu ma neex fëgg imam sama carte gab laa yor sama carte gab heure bu ma neexee dugg banque heure bu ma neexee dem gab retiré lu ma neex ñëw toog sama kër jàpp sama njàmm c'est grâce au président Habib Kane donc ak leneen loo xamante ni su ma ko doon wax fi laay fanaan du ma baadoola nag parce que damaa judd ci teraanga yarul ci màgg ci xam ko moo tax ku ma ko defal nu ma mën a toll dinaa ko wax ci samay mbokk ci samay dëkk parce que dama koo xam di sant nag di gërëm nag fii nga xamante ni fi laa taxaw imam fii nag laa jële soxna nag sama soxna mu ngi nii sama ginnaaw mat sëkk nag li mu doon yow mi kontaan ci seen biir yaa ko xam li mu jar yow rek ko miin xam na su doon jaay yaa koy jënd xam nga li mu jar yow rek ko miin waaw jërëjëf n'est-ce pas donc je disais dafa am solo aussi que nit ñi bu ñu amee yenn bés yi di partager ak askan bi parce que nous sommes des hommes publics dañu weex bët dañu bari également lu ñu joxoñ moo tax suñuy soxna amuñu moroom amuñu fay parce que imam man xam naa ne ku sikk laa xam naa ne ku doy waar laa ku nekk ak man bis ba bis dilsi wala at ba at dilsi ndaanaan nga waxante ma naan nga def ak man fukki at ak ñaar kon nag jàpp naa ne Aïda ndaanaan la maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm xam naa ne lu ma nekk yaa nga beneen bi may sant maire yi nga xamante ni ñoom ñooy maire yi groupement yi maire Ndeye Diaw ngi toog sama wet maire Aïda Gueye ngi nii su ma limee ñaar ñooñu rek yóbbaale nañ géew ñëpp parce que ñooñu bi ñuy ñëw Radar faral leen fekk ñu rafetal yaatal ba tax tey lu ñu am ci réseau bi ñu am ko yéen a yaatal yéen a defar lépp ba tax tey ñun lu ñu am ko maintenant pour en venir à la candidature concernant les élections locales de janvier 2022 je voudrais être très bref à l'endroit de cette question-là dégg naa seen mëbët dégg naa seen yéene porté à ma modeste personne ma leen ciy sant di leen ci gërëm parce que la ngeen jàpp la ngeen gis ba xam ni wala ba yëg ni war naa mën a nekk candidat yéen a ko xam wante dama leen di ñaaxaat tuuti rek par rapport à ça parce que nag dama am tuuti expérience ndax def naa élection locale 2009 def naa élection locale 2014 te bu ci nekk maa ngi woon ci ay liste donc xam naa à peu près li élection locale di saf moo tax nangu naa leen li ngeen wax set. Ça va être validé. nangu naa leen li ngeen wax set. Ça va être validé. mais dama bëgg aussi fii ngeen ma ko waxee sas ma
ma tontu leen ni pour qu'il y ait un changement par rapport à la gestion du pouvoir local qui est en place depuis des années, il nous faut une très grande coalition de toute la commune de Thiès Nord pour faire face à ces tenants du pouvoir local. Et par rapport à ça, je lance un appel solennel à l'endroit des populations, des sympathisants, des militants, mais surtout des personnes ressources qui ont déjà déclaré leur candidature, de faire un bloc, de se retrouver autour d'une vision unitaire afin de discuter des préoccupations de la commune de Thiès Nord parce qu'il est temps. D'accord naa dem ci élection yi mais dama bëgg par rapport à ça sama frère Pape Doumbouya mi nga xamante ni moo fi jóge di sama xarit ñu échanger lu bari sama frère Ndiaga Wade mi nga xamante ni c'est un candidat di sama xarit ñu bokkoon liste 2014 bii passé may ñaanal Mamadou Dieng yàlla na suuf ayof ci kawam te loolu am nañ ci yaakaar ak yeneen candidat yoo xamante ni ñoo ngi fi nekk muy sama frère Massamba Diop sama frère le grand président monsieur Nene Gueye mu koy nuyu di ko ziar di nuyu délégation bi fi yabal. may lancer également un appel solennel à l'endroit de toutes ces personnes là le président Birame Souleye Diop ñu dajaloo waxtaan jiital également intérêt askan bi te fàtte suñuy intérêt bopp ma ci woo également fa nga xamante ni nag mooy sama origine mooy sama cosaan parce que man socialiste la Khalifa Sall est mon leader kon nag du ma fàtte également Yewwi Askan Wi encore une fois de plus nan leen ànd nekk benn fàtte suñu bopp jëm également ci soxlay askan bi suñu ko amee xayrun moo ñu gënal suñu ko amul nag ci kaw waxtaan dama ni ñun nag kenn duñu woo ci kaay jàppalal parce que président Habib Kane wax na ko léegi ñun duñu ànd ak kuy dellu gannaaw duñu ànd ak kuy am dafet duñu ànd ak kuy yox yoxi bu ñu kenn woo ci jàppale wuñu kenn bu ñu kenn woo ci kaay lañ soutenir ñu kenn nañ ñu woo ci kaay lañ ñëw xalaatandoo liggéeyandoo jàppandoo nous sommes prêts mais jàppale wuñu kenn léegi nag oustaz imam je vais être clair par rapport à ce que je vais dire su desee nag ci kaay jàppale ñu wala kaay soutenir ñu wala kaay ànd ak man liggéey su boobaa nous serons candidats comme tout le monde et nous irons à la conquête de la commune de Thiès Nord c'est clair mais comme dañoo nekk également ci coalition di waxtaan am expérience nous voulons sauver cette coalition-là à l'endroit vraiment des avantages des populations moo tax duñu yàq coalition bi bu ngeen gisee sawaruñu également di yëgal suñu candidature bëggu ñoo yàq coalition bi bëggu ñu également di waxtaan ak waa coalition bi ba pare jiital suñu candidature par expérience mais li gars yi def mën nañ ko parce que yéen a ngi ko wax bu ñu neexoon déclarer suñu candidature am nañ capacité yi am nañ compétence yi nous avons les moyens de le faire mais de peur de ne pas cacher également cette coalition-là nous préférons pour le moment les concertations les dialogues les ouvertures autour d'une table que ces déclarations d'espoir de candidature moo tax fi may daanale mais bëgg na ngeen déglu ma bu baax bañu ma li ngeen wax mais dama leen di ñaan ngeen mayaat ñu tuuti par rapport à cette candidature là ñu gën a xóotal suñu ay waxtaan ci coalition bi pour am rek benn coalition au niveau de la commune de Thiès Nord moo ñu mën a may ndam bu ñu waxtaanee am lu ñu bëgg xayrun moo ñu gënal bu ñu waxtaanee ba nga xamante ni nag amuñu lu ñu bëgg ah imaam nag su boobaa nag ñu am sañ-sañ bu toll ni nag déclarer suñu candidature nodd ko ba ñëpp dégg te xam nañ dañ ciy am ndam parce que du ñu dem ci luy am défaite que ça soit très clair loolu laa amoon ci lu may wax encore une fois de plus ma leen di sant di leen gërëm di leen remercier ci mobilisation bi parce que gis naa depuis 16 heures yéen a ngi fi waa Medina Fall waa Kawsara Fall waa Thiali waa Jaxaaw waa Taaxi Kaw bi nga xamante ne mooy suñu cosaan di leen sant di leen gërëm waa Ngent di gërëm suñu frère yi fi nekk asalaamaaleykum wa rahmatulah taala ñu
leen sant leen gërëm leen jox rendez-vous incha allah d'ici n'est-ce pas peu de temps pour échanger ak yéen waxtaan ak yéen rien que pour l'intérêt des populations je vous remercie encore une fois de plus jërë ngeen jëf. ak ginnaaw teewaay beeg engagement beeg kóolute gi nag ci ki nga xamante ni moo di Alioune Armand Diouf bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni nag moo di Habib Kane yooyu le kaddu nag du kaddu yu xeex kenn du kaddu yi nga xamante ni nag kaddu yu opposé wu ak kenn la juste nag kaddu yoo xamante ni dañuy wane seen kóolute ci ki nga xamante ni moo di Alioune Armand Diouf ak liggéey bu rafet bi nga xamante ni amal na ko foofu le Koumba Diène ci micro Carrefour Média.